asalaamaaleykum mbokk éleveurs yi asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñu ngi suivre ci chaîne groupe éleveur professionnel El Hadj Ndiaye la moo ñëwaat fii tey di leen présenter benn concept bu bees à travers groupe éleveur professionnel. Concept bi nag mi ngi nekk ay série d'émissions yoo xam ni ñu ngi ko tuddee chronique du laadum. Chronique du laadum lépp li nga xam ni soxal na élevage laadum ci variété yi ci nekk yëpp moom lay aborder selon actualité bi nga xam ni moom moo ci xew wala aussi aspiration yi nga xam ni éleveurs yi moom lañ ci am wala aussi problématique yi nga xam ni moom la élevage bi di poser de temps en temps donc tey dina aborder wàllu natt yi wàllu croisement yi wàllu génétique wàllu alimentation lépp lu jëm rek ci wàllu élevage bi ci aspect yëpp incha allah dinañ ko ñëw ci ay série d'émissions donc tey nag suñ émission ñu ngi ko jagleeloon wàllu dopage bi nga xam ne mi ngi am ci poids bi parce que dopage lañ ko tuddee parce que dopage du dara dul pexe boo xam ni doomu aadama dina ko mën a def ci benn compétition pour fexe am benn performance boo xam ni nekkul ci moom bu fekkee ni athlètes yi daw la am na lu ñuy pikiiru wala ay transfusion sanguine yu ñuy jël yoo xam ne dina augmenter seen performance ci benn laps de temps boo xam ni bu laps de temps boobu jàllee performance boobu du fa nekkati. donc tey loolu lañ leen indiloon fan yee passé defoon nañ ko démonstration ci groupe WhatsApp bu éleveur professionnel mais tey dañ ñëw jàllale ko ci chaîne bi comme ça mën a yaatu mais aussi ñu testé ko de manière boo xam ni moo gën a probant nga xam ni ci être vivant maanaam kuy dund dina mën a testé ñu xam bu absorbé tant de quantité ndox dina am jeexital nangam ci balance bi donc tey loolu lañ leen indiloon donc moo tax tey ngeen xool balance bi yi nga xam ni moom lañ tiim nii balance bi mi ngi nekk Baxtran modèle ZNF capacité bi 1500 kilos la maanaam 1 tonne 500 balance animale la nag xam nga balance animale n'importe quelle balance mënul nekk balance animale parce que balance animale mooy balance boo xam ni am na capacité de résistance mais aussi am na plateau boo xam ni lu mel ni xar ci tolluwaayam wala nag ci tolluwaayam mën na ci yéeg donc balance bi nag mën na ci yéeg parce que mën na peser ba 1500 kilos muy 1 tonne 500 donc tey loolu lañ leen ñëwoon defal leen démonstration ak suñu testeur bi Fata mooy tester ndox mi ci kaw balance bi donc ñu ñëw defal leen test bi comme ça ñu xool léegi li ñuy njëkk a xool mooy poids ndox ñaata la ñii ñu ngi naan ndox mi du jouer dara ay évaluateur sax ñu ngi leen di dégg ñu koy wax naan ndox mi du am benn jeexital ñeneen ñi nga leen dégg ñu naan ndox mi noo jeexitalam dafa néew et cetera wax ji bëri na si lool mais li ñuy njëkk a xool mooy tey ñu xool poids ndox ñaata la donc li ñuy def mooy am nañ gurtu boo xam ne 10 litres d'eau la dañ koy jël teg ko ci kaw balance bi ñu xool déjà balance bi ban poids lay affiché parce que balance xamul ndox xamul luy dund xamul luy dee poids la xam li tegu ci kawam li muy peser loolu lay génne donc tey ñu jël 10 litres d'eau bi teg ko ci kaw balance bi comme ça ñu xool exactement ban nombre de kilos la balance bi di génne Fata jëlal teg ci kaw ñu xool voilà léegi ñu xool fii ñaata lañ am ñi ngi am 10 kilos 10 litres d'eau lañ am ñi ngi am 10 kilos donc 10 litres d'eau égale 10 kilos mu ngi nii ci balance bi affiché wu clairement donc Fata teggil ndox bi aca tegal fii léegi ñu jël lii capacité bi 1 litre d'eau 1 litre la donc 1 litre 1 kilo la donc ñu teg ci kaw xool ñu ngi teg donc lu mu affiché mi ngi nii 1 kilo donc litre bu nekk mi ngi affiché 1 kilo léegi litre bii bu fekkee ni dañ ko consommé ci kaw yéeg ci kaw balance bi dina am jeexital wala du am jeexital donc test boobu la ñuy ñëw def léegi pour ñu def test bi nag dañuy wax Fata mu yéeg moom déjà ñu xam poids am avant muy naan muy naan kii bi muy naan précia bi acca Fata yéegal ñu xool sa poids ñaata la acca Fata mi ngi def 46,5 kilos
46,5 kilos la Fata di def donc Fata mën nga wàcc léegi acca dañuy jox Fata mu consommé kii bi PCA bi après ñu xool nan lay demee ci balance bi. Fata géree géree man lii defee woon naa kenn mënu ko naan litre donc Fata ngi naan gurtu bi daanaka gis nañ ni gurtu bi vide na jeex na desatul dara am na tuuti lu des am na lu yëngatu tuuti. acca léegi dañuy wax Fata mu yéegaat ci kaw kii bi ñu xool ba xam am na lu ci des amul lu ci des waaw résidu bu ndaw acca jekkalil mu vide ñu comme ça gurtu bi vide na mi ngi nii gurtu bi dara nekkatu ci léegi dañuy wax Fata invité ko mu yéegaat ci kaw balance bi ñu xool exactement poids am nan la influer ci kii bi léegi Fata yéeg na ci kaw balance bi léegi ñi ngi am ñaata 47 kilos moom mi ngi defoon 46,5 naan na 1 litre d'eau bi Fata avancé ci voilà exactement 47,5 balance bi stabilisé wu na donc 46,5 kilos la amoon naan na 1 litre d'eau am na 47,5 kilos donc yokku na 1 kilo 1 litre d'eau bu ko xar consommé dugal ko ci biiram dañ ko forcer wala dañ ko naanloo que lekk la wala que ndox la 1 kilo lay compter 1 kilo lay compter donc li laa leen doon wax ni leen dopage mooy augmenter say performances de manière illicite que ce soit manière boo ko mënti jëlee mi ngi nii balance bi stable na sur 47,5 kilos mi ngi noonu Fata yow mën nañ la invité nga wàcc donc tey li laa leen doon wax par rapport ak li nga xam ni moom moo commencé xew ci foire yi kañ la xew amaana yàgg na parce que pratique bi ñi ngi ko xamee woon ci T5 yi nga xam ne dañuy jaay xar wàllu Tabaski wala ci daral yi nga xam ne dañuy jël xar bi sol ko pour xar bi rafetaay boo xam nit ki da koy ñëw jënd bu ko yóbboo këram bu xar bi fanaanee da ngay gis automatiquement biir bi di daw wala xar bi jaare fa daanu loolu nag pratique boo xam ne nekkul lu rafet la doomu aadama yëpp war nañ ko wattu léegi nag loolu dafa wàlliyaan si élevage bi ci concours yi fi mu toll nii gis nañ ni gavage bi comme le font les Pakistanais mi ngi commencé di ëpp loxo parce que nit ñi ils le font systématiquement di tricher si poids xar yi te loolu nekk lu rafet évaluateurs yi nag moom duma leen wax ak ñoom sax parce que bokk na si ñoom ñoo naan nit bu maanaam ndox mi bu ko xar bi consommé du jariñ dara tey jii par la preuve là démontré nañ leen ni que ni loolu ñuy wax ñoom wérut parce que doomu aadama booy affirmer dara da nga koy teg ci ay preuves scientifiques mu leer ñu xam ni lii mooy lii mais toog di dàq benn mbir te alors que yow pratiqué woo ko loolu njuumte mënu ko wees si koo xam ne da nga ñëw ni da ngay évaluer léegi nag association yi laay waxal parce que ñoom ñooy organiser ay concours ñoom ñooy organiser ay foire yooyu ñoom ñooy laaj nit xaalis demander leen xaalis pour ñu dugg ci benn concours ñu évaluer leen suñ leen ñëwee tey ñu indi nit ñi di leen évaluer ñii di def benn pratique boo xam ne c'est répréhensible dañ ko war a dàq ñoom ñoo war a jël seen responsabilité par rapport à ça parce que lii du dara dul dopage mooy yokk say performance ci loo xam ni wérut lii nit ñi di nga dégg sax ñu koy def ñu ne la yaa moom xaram lu ko neex mu def mais non tel n'est pas le cas tey ki toog këram di jël xaram di ko sol ndox wala di ko sol lekk kooku c'est son problème parce que ñun lijjanti wuñ ko mais compétition boo xam dañu woo ay nit ñu ñëw dajaloo ñii ñëw di compétir dans les règles ñeneen ñëw di jalgati règles yooyu ñu ni lu ko neex def déedéet loolu mënul nekk ci compétition li ko war a gën a sos mooy éthique ak ñu teg ko ci règle yoo xam ne dafa clair et net ñëpp tolloo ci bu kii di sol kee du sol
ki nga xam ne dafay sol dafay am avantage ci nga xam ne solul xaram te bu fekkee dañ bëgg nag ni encouragé nit ñi ñu sol seen xar yi mais seen problème la ñu nax suñu bopp naan xar yi am nañ poids x alors que tout est faux parce que xam nañ ni concours poids dëgg-dëgg ñi koy def te jox ko yitte dëgg-dëgg à jeun la ñuy def concours bi mooy dañuy toog 12 heures de temps maral animal bi wala ñu xiifal ko pendant 12 heures de temps du lekk du naan ñu soog ko peser fii nag di nga gis ñii ndox la ñuy jël di ko sol ci quantité boo xam ni kenn maîtriser woo ko ñii dañu jël lekk di ko sol xar bi donc ñaar yëpp buñ ci mënti def lépp lu ñu jël di ko dugal ci biiru xar bi pour augmenter artificiellement poids loolu ak njublang la ci compétition donc tey lii lañ leen indiloon di lancer appel association yi que ni lii ñoom ñoo ko war a régler parce que ñoom ñooy organiser les compétitions lu ci xew ci ñoom lay këpp évaluateurs yi buñ paree dañuy ñibbi ñu dem toog seen kër pare nañ ci di affirmer ay mbir yoo xam ne amuñ ci benn maîtrise donc ñoom nañ jël seen disposition par rapport à pratique bi parce que mi ngi law ëpp na loxo fi mu toll trop te prochaine édition foire yi di ñëwaat suñ ko téyewul dinañ fi gis xar bu def 200 kilos te dara nekkul ci biiram lu dul ndoxum kese wala ripaasu kese te loolu jàpp naa ne ay magum jëmm bu ñu dajee bàyyi seen temps pendant 10 jours def ci seen xaalis frais ay presque 20 millions 15 millions pour def benn foire organiser une compétition su compétition boobu day ba nga xam ni mënula am éthique mënuñu ko teg dans les règles je pense que compétition yooyu nañ ko arrêté ñu foire suñu foire daal di ñibbi suñu kër mu jeex ñu bàyyi naxante bi nga xam ne moom la ñu defante suñu biir donc El Hadj Ndiaye la woon tey li laa leen indi loon première émission ci rubrique chronique du Ladoum li lañ leen indi loon di leen jox dig daje ba beneen yoon dinañ leen aborder wàllu suivi bi maanaam xar bu nekkee xale nan lañ koy toppee ba muy nekk mag ci wàllu natt bi nuñ koy natte instrument yan la ñuy natte dina yaatu daal croisement yi lépp dinañ ci ñëw di remercier suñu caméraman Mass SBT Média di remercier Fata sama jarbaat moom mi doon testé précia bi donc di leen wax jaajëf ba beneen yoon incha allah jërëjëf